asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doom yi Sénégal fépp fi ngeen manti nekk si àddina bi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziara di leen balaax te di ko sàkku si kenn ku ne si yéen waxtu wi ñu nekk pratiquement li dese minuit jot bariwut tey ñu ngi si alxamis le 28 juillet 2022 ca Ndakaaru ak li ko wër su ma décidé waxtu wi jàkkaarloo ak yéen jox leen information dafa fekk ni cas dafa am comme ni ko xale yi di waxee cas bi fu mu amee ca Fuladu la bu ñuy wax Fuladu xel yëpp dem ci région Kolda waaye ci département Vélingara ak lu jëm ci loolu parce que fàttewul leen ni ñi nga xam ne mooy caravane Yewwi Askan Wi tey bërëb boobu lañ nekk tax ne xel yëpp nekk foofu. jàmbaarloo bu ndaw dox na tey diggante jeunes ñi nga xam ne ñoo féetewu Yewwi Askan Wi ak seen convoi bëggoon ànd ak Ousmane Sonko nee nañu jàmbaarloo nañu ak ay jeunes yoo xam ne ñoo féetee ci majorité présidentielle bi ñu leen wax Benno Bokk Yaakaar waaye jàmbaarloo boobu lu mel noonu tamit bu fekkee ni fële ca Kolda ñi nga xam ne mooy force de l'ordre yi surtout police teel nañu jóg pour mu saafara ko feneen fu tudd Janna Malari nekk dans la même zone am na xew-xew yi fa am ndaxte nee nañu maire ba moom ak ay nitam dañu taxaw bëgg a bloquer convoi bi parce que au même moment ñoom it am nañu taxaw rencontre meeting bi nga xam ne doon nañ ko def tax na yàqu-yàqu yi bëri na fa lool même bu fekkee ni benn bakkan rotu fa te it signalé wuñu tamit ay blessés yu grave ñu sante ko yàlla waaye de plus en plus ñuy jege li nga xam ne mooy échéance bi nga xam ne moo nar a am dimanche fit yëpp jug nañu ndaxte benn xel dalut tax na bu nu desee encore fi nga xam ne mooy Fuladu boobu foofu la kaa amee kaa bi mooy lan mooy waxtu wi may wax ak yéen kenn ku tudd El Hadj Abdoul Aziz Mbeng conseiller départemental nekkoon na ci législature yële passé nekkoon na ki nga xam ne adjoint mooy deuxième adjoint maire Vélingara tey conseil départemental la waxtu bi may wax ak yéen mu ngi en garde à vue fële ca brigade bu gendarmerie bu Vélingara li ko waral mooy dañ koy jiiñ ab siif dégg ngeen ma bu baax dañ ko jiiñ viol ak détournement de mineur ki koy jiiñ du kenn ku dul président du conseil départemental bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk seen Benno Bokk Yaakaar ki porte plainte wala boog ki nekk à la base de ces accusations mooy Ibrahima Diawandou Bari lu mu koy toppee nee na bett nañu ki nga xam ne mooy El Hadj Abdoul Aziz Mbeng bett nañ ko ak xale boo xam ne jarbaatu président conseil départemental la te xale bi mu ngi am 17 ans tax na bi coow li commencé jéem nañu xool naka ñoom lañ ko mën a régler ci suuf mais dafa mel ni animosité bi nga xam ne moo dox diggante ki nga xam ne mooy président conseil départemental bi ak ki nga xam ne mbokkom parti la muy Abdoul Aziz Mbeng noonu boobu dafa rëy ba finalement yëf yi dafa tàbbi ci loxol yoon waxtu wi may wax ak yéen teg nañu loxo ki nga xam ne mooy Abdoul Aziz Mbeng muy conseiller départemental bu Vélingara te bokk ci parti Benno Bokk Yaakaar bu fekkee ni lu banal la bu fekkee ni nit ku anodin la pratiquement mën nañ ne du am portée bi waaye ki ñuy tuumaal tey ki nga xam ne moom moo nekk en garde à vue te defe nañ ni suba incha allah daan na ko jébbal ki nga xam ne mooy procureur de la république waajooju lu mu gën a fës ci internet bi luñ ko gën a xamee ci Facebook bi mooy ay attaques ki saaga ci ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko te lu mu ko yekkal saa su ne mooy le violeur mooy nit ku bon la mooy saay-saay la collé ko ci accusation yi nga xam ne mooy accusation yu farfelu yoo xam ne teguñu ko fenn mooy tàppale bi nga xam ne nguur gi tàppale woon na ko ak kii di Adji Sarr ci loolu lay attaqué Ousmane Sonko guddi ak bëccëg loolu moo di programme am dafa mel ni nattu yàlla yegg na ci moom waxtu wii may wax ak yéen mu ngi fanaan fële ci en garde à vue ci grille yu brigade bu gendarmerie bu Vélingara bu fekkee ne cas boobu am na ci Vélingara yoon commencé ci am parce que ki nga xam ne mooy Abdoul Aziz Mbeng ñu teg ko loxo fi nga xam ne mooy brigade bu Foire bi nekk ca Dakar beneen scandale beneen cas am na fa fan yëpp dégg ngeen ki nga xam ne mooy yaayu benn xale bu jigéen bu am 17 ans mu yaayu Adama mu ngi jooy kéwloo la njëkkee ça fait presque une semaine bi mu ñëwee wax ak ñun
boobu ak léegi ñu ngi doon seet lan la gendarmerie di def ci yëf ya tax na boobu ak léegi ñu ngi ne tekk ndaxte ki muy accusé ni moom moo siif doomam mu ngi ak enregistrement audio ci kooku kilifa la ci Benno Bokk Yaakaar waaye dinaa leen jox encore tetal yu mag nekkoon na ancien DG ci structure bu mag fii ci biir Ndakaaru te it bu ngeen dégloo yaayu Adama ci tetal yi mu wax waa ji échange yu ñu am séeréer la tax na ba dafay mel ni du ñu jouer aux devinettes parce que ñun Kéwoulo ku ñu xam ne dañuy dem droit au but ànd nañu entretien exclusif ak soxna si nga xam ne moom la ñuy siif doomam te incha allah Kéwoulo dina ko jàppale dinañu taxaw ci wetam gunge ko ki nga xam ne mooy ponkalum Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne moom la ñu bëgg a protéger parce que apparemment brigade de gendarmerie bu Foire ba ñu ngi fexe ba ndëppal yëf yi pour mu yem fii mën nañ jël garantie ni soxna soosu dinañu taxaw ci wetam comme ni ñu koy defee saa su ne lu tax nag ñu génne leen ñaari cas yu spécifiques yi fële nga xam ne Abdoul Aziz Mbeng moom lañ ko tuumaal fële ca Vélingara ba ñu teg ko loxo ci waxtu wii may wax yéen parce que tey ay booru 18-19 heures la ko gendarmerie jàpp placé ko en garde à vue ki nga xam ne nag mooy beneen cas bi nga xam ne brigade de gendarmerie bu Foire ba moo ko yor gannaaw xale bu jigéen bu jóge woon seen dëkk ñëw di uti liggéey la benn kilifa bi nga xam ne ancien PDS la woon tey mu nekk Benno Bokk Yaakaar fat ko këram ne ko pour mu nekkal ko jànk nekkal ko liggéey la yaay ji ne dañoo siif doomam boobu brigade bu gendarmerie bu Foire ba dafa mel ni dañu décider ni dañu ndëppal yëf yi mais mun naa leen garantir ni yëf yi du yombee noonu mooy ñaari cas yu spécifique te ñaari ci kenn ku ci nekk muy ki nga xam ne mooy Abdoul Aziz Mbeng fële ca Vélingara muy ki nga xam ne moom la ñuy tuumaal fii ci Foire bi ñaar lañ ñoo xam ne fësal nañ seen bopp surtout fan yi ñu génn ak pratiquement coowlu Adji Sarr bi taxaw waxtu wu ne yekkal ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko lu mel ni xeme saa su ne tuddee ko naan ko violeur te waxtu wi wax dëgg yàlla bu fekkee ne amuñu benn élément de preuve ci li nga xam ne mooy tuuma ak kaddu yu bon yooyu nga xam ne jëmoon nañ koo teg ki nga xam ne mooy président wu Pastef ñii nga xam ne tey ñoo nekk ci Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne tey seen gouvernement ak seeni gendarme ñoom ñoo yor yëf yi ay preuve yu accablante la famille yi nga xam ne di tuumaal ñaar ñi am fële ca Vélingara teg nañu Abdoul Aziz Mbeng loxo waxtu wi ñu nekk fii nga xam ne mooy fii ci Foire ba ca Dakar daf mel ni dañu bëgg a ndëppal yëf yi waaye yaayu Adama jóg na taxaw seeti na Kéwoulo am nañu entretien exclusif ak moom waaye taxaw na ni dina xeex ñu woo organisation des droits des femmes ak organisation des droits de l'homme yëpp ñu ñëw dimbali ñii ba nga xam ne yoon mën a def liggéeyam ci parce que gis ngeen daaw ci tàppalewu Adji Sarr génne nañu jusqu'à l'armée parce que nee nañu il faut que Ousmane Sonko mu wuyu ci yoon coow la ba tey teguñu ko ci suuf waaye gis ngeen ki nga xam ne nag moom la ñu utiliser mooy xuus mbaa njàpp bi di Adji Sarr pratiquement dafa mel ni wéet na ndaxte yaayam yaa ngi rocceeku benn par benn gannaaw seen bi ñu defaree seen biir defaraale seen poche ñu ngi rocceeku kenn di dellu ginnaaw parce que kuy défendre dëgg doo dellu ginnaaw jamais kuy défendre fenn ki tàppale muy sonn ba ci kanam ne dinaa bàyyi. mbokk yi li laa leen bëggoon a jox ci guddi gi xamal leen ni ñaari cas de viol ay hauts responsables yu Benno Bokk Yaakaar benn bii di Abdoul Aziz Mbeng moom lañ ko tuumaal mooy conseiller départemental ancien numéro 2 bu mairie bu Vélingara deuxième kenn ancien DG d'une grande structure bu fii ci Sénégal actuellement nekk kilifa bu bokk ci Benno Bokk Yaakaar saa su ne ñoom ñaar seen virulence lañ leen xamee di yekkal Ousmane Sonko lu ne te ñaar ñii ñëpp ay xale yu ndaw pratiquement dafa mel ni nattu xale yoo xam ne 17 ans lañ am ñaar ñii ñëpp pratiquement ka ca Vélingara ak ki nga xam ne mooy fii ca Ndakaaru ca Foire bi mbokk yi ñoo ngi leen di jox ndaje incha allah suba ak jàmm jërëjëf.